ëllëg. mais loolu la ñu jublu loolu mooy xam nga. ëllëg ñu yokk. loolu mooy stratégie xam nga loolu mooy stratégie bu fekkee da nga ñëw ci réew ci benn pays investir fa bëgg a xëcc consommateurs yi décider jël place su commerçant yi comme ni ko Auchan di defee. la ngay def ci sa njëlbeenu activité mooy casser prix yi ba ñëpp daw ñëw buñ la miinee nag ba nga téye leen commerçant amatul ca réew ma foo leen jëmale ñu jëm fa loo leen teg ñu tegoo ko. loolu mooy danger bi. yéen lan mooy seeni problème ak Auchan ni mu présence am fii wala ni muy doxalee. déet ku ne xam na ne réew mi mooy le pays de la teranga. Sénégal dafa yàgg ci réewum ubbeeku réewum dalal gan. bu weesoo loolu Sénégal dafa tënku itam ci kuréel yi seq wàllu commerce ci àddina la ci mel ni organisation mondiale du commerce. mënuñoo aaye kenn mu ñëw sancu def njënd ak njaay. exactement c'est amul benn disposition légale ci biir réew mi boo xam ne da aaye na ku fi ñëw def njënd ak njaay waaye réew yi nga xam ne ñoom la ñuy citer en référence ci mbiru croissance ak développement jëlal réew mu mel ni Dubaï jëlal réew mu mel ni Amérique jëlal Allemagne li ëpp ca emploi ya fa nekk petite et moyenne entreprise moo koy sos bon ku ne xam na ne multinationale yitteem du créer ay emploi multinationale moom li ko soxal mooy dajale alal ju baree bari def placement ci banque yi bénéfice ba nga rapatrier fa nga ca sam réew ñaareel ba mooy réew yi nga xam ne yépp signé nañu accordu OMC organisation mondiale du commerce ak mondialisation bi ni mu demee ñoom ñëpp defaraat nañu seen toogaay ba nga xam ne investisseur bi ñëw du mën a bundu xatal seen waa kër moo tax ñu ci bari dañu am ay loi yoo xam ne dafay wane ne boo ñëwee ci réew mi bëgg fee liggéey ñooy la bismillah mën ngaa liggéey waaye nii ngay liggéey fokk nga lëkkaloog ak ab sénégalais Mauritanie ga Auchan nekk di fa liggéey franchise la def mook ay commerçant mauritanien Maroc ba mu jógee ñu dàq ko fa te mu fexe ba dellu li tax mu mën a dellu mooy franchise la def ak i marocain te franchise ba mu def mooy boole alalam ak alalu marocain yi te marocain yi ñoo ko ci ëppale bon bu fekkee ne da nga bëgg koom bi nga xam ne mu ngi juddoo ci investissement des ci biir réew mi da ngay fexe ba investisseur bi ñëw ci biir réew mi installé fa du ëppale ci capital bi su ko defee la muy yóbbu bitim réew du ëpp ci alal ji ñuy produire ci biir réew mi waaye su fekkee nag ku ñëw ñu ubbil la suñu bun ubbil na lépp li nekk ci réew mi li fi nekk kas néew ci alal doyul waa réew mi ay étranger ñëw fi bëgg ko bokk ak waa réew mi waaw bu fekkee dañu croiser les bras rek seetaan leen lu leen neex def ba bu ñu produire mën a yóbbu bénéfice bu ñu bëgg a yóbbu bitim réew loolu dafay faagaagal réew. am na leneen loo xam ne donc li ñuy wax daanaka dëgg boo koy xool sax du intérêt commerçant yi intérêt économie réew mi bi ak avenir u emploi yi. yéen lan mooy ci seen responsabilité parce que boo xoolee sax ci li naan qualité de service dem ci bërëb yu mel noonu di jënd ci anam wu sell te neex lañ gisul ci commerçant yi ñun bu ñuy jaay jën day salté bu ñuy jaay yàpp weñi di biw bu ñu duggee ci sunuy boutique janax yeeg mbóot yi di dàqante ci produit yi loolu jaaykat yi am nañ ci responsabilité. lu wér nga wax Babacar ba loolu jaaykat yi am nañ ci responsabilité waaye dañu bàyyi ba Auchan ñëw ñu doog a gis responsabilité jaaykat yi loolu ni nga ko décrire léegi loolu ci lañu judd ci la ñuy màgg ci la ñuy dund boobu ak léegi. baaxut de. waaw taxul nag mu war a wéy war nañ ko defaraat waaye bu fekkee ne nañ koy defaree mooy dàq commerçant yi ci activité bi rey emploi yi génn jigéen yi ci marché yi ba ci jaaykatu caaf bi ak jaaykatu këriñ bi Auchan daf koy concurrencer ñooñu ñëpp ñu fexe ba ab tubaab bu jot. ñoom kay dañuy ñambaan madd sax di ko jaay. waaw madd dañ koy ñambaan di ko jaay ngàddu guro boo buggee ñu jaay la ko genn wàll liibaru xorom boo buggee ñu jaay la ko fu réew mi jëm loolu mooy coow li firiwul ne nag. commerçant yi waru ñoo defaraat seen toogaay loolu am nañ ci gis-gis bu wér waaye dafa am loo xam ne difficulté la bu secteur privé entrepreneur sénégalais yi am fii ci biir réew mi gis nga ni ñuy teeroo investisseur bu jógee bitim réew bokkewul ak ay doomi réew mi yor seen projet dem dëkkmal autorité yi loolu sax la bëggoon laaj lu tax. mais loolu yéen amu leen seen système bopp am seen chaîne de distribution mel ni Auchan di dem sax ba bitim réew di fa sàncoog ñoom seen commencé ko fii ci réew mi di samp ay supermarché yoo xam ni yu mel ni yu Auchan la defu leen ko at yi yëpp. te ngeen yéen rek a fi nekkoon. li ñu ko deree def mooy doole ji nga xam ne moom la gouvernement français jox Auchan doole jooju. doole ji état wu français jox Auchan ak ndimbal bi mu ko defal ndimbal loolu la waa réew mi amagul loolu la ñuy xaar ci PSE loolu la ñuy xaar ci état du Sénégal boobu ak léegi
lii rek mooy coow li waral Auchan ñëw xëy na mën nañ wax ne dafa am vide bi fi ne est-ce que yéen commerçant yi donte sax xëy na ndimbal googu jotagu leen ci est-ce que jotul itam ngeen booloo nekk benn comme ni ko yenn homme d'affaires defee fan yi passé au moins booloo nekk benn teg fi dara. waaw ñu ngi ci loolu mbootaay la xam nga sax am na loo xam ne dama ciy bañ a dugg 2007. bi nga xamee ne moom prix yëpp dafa xëy rek yokkundoo. ñu koy wax les émeutes de la faim en 2007. 2007 suñu mbootaay UNACOIS booloo na bokk xalaat jébbal état bi gouvernement bi fi nekkoon projet boo xam ne daanaka dafay yeesal 60,000 boutiques ci biir réew mi. loolu def nañ ko defal projet bi tënk ko jox ko autorités yi. ci lañ gëj a xam li xew ci projet bi boobu ak léegi te li ci gën a garaaw mooy da ngay jékki-jékki rek gis ñeneen commencé koo def ci anam yoo xam ne du anam yi nga ko xalaate woon loolu mooy problème bi ñaareel ba mooy dispositif d'appui bi fi nekk muy ay dispositif d'appui bi nga xam ne moo war a accompagner les petites et moyennes entreprises dispositif bi dafa tas loolu problème la ñetteel bi mais jot ci xaalisu banque bi fii ci biir réew mi xaalisu banque yépp nag secteur bancaire yépp jafe na cher na ban taux la ñoom waa Auchan français yeeg ñi fiy ñëw di amee xaalis ñoom seen taux 1% la 2% fii balaa nga am xaalis xaw a dee fii 14% 15% gën caa baax bu baaxee ba ci yow 13% bon jot ci financement jafe na ci doomi réew mi. teewu leen naat leen ndax li ñuy wax ci bénéfice yi ngeen am rek produit yi lim nañ ci sànq différence bi am li ngeen di jaayee ak li tubaab yooyu di jaayee ni mu jégee dayoo 1989 ba léegi UNACOIS mi ngi fi. waaw gisuñu leneen lu dul seen mbootaay gi lu dul. kaas seen mbir bopp rek waaye sampi projet 89 ak léegi amoon ngeen quand même temps wu organisé wu ba sanc yu gën a dëgër yoo xam ne keneen ku jógee ci bitim réew itam du leen yëngal. jox naa la léegi benn tegtal ci projet bi nga xam ne moom la ñu defoon pour yeesal 60,000 boutiques ci biir réew mi xam nga ne loolu bu ñu amoon opportunité wu yeesal ko kenn waxatul waxi Auchan. yan genre boutique. loolu mais boutique de détail yi fi nekkoon parce que xam nga li tax Auchan mën a ñëw ci réew mi def li mu def. mu mel ni dafa bett kilifa yi. nga xam ne boutique Abdou Diouf yeeg Laye Wade yi yooya. boutique yooyu ñu doon wax boutique de référence. fekk na sax président Abdou Diouf dem président Abdoulaye Wade la fi fekk moom lañ doon wax boutique de référence loolu amoon nañ ci xalaat organiser ko ba taxawal programme boo xam ne programme de mise à niveau et de modernisation de 60,000 boutiques loolu nguur gi bu ñu toppoon kenn waxatu ko ñaareel ba xam nga faille bi nga xam ne moom la Auchan exploité fii ci réew mi dafay faille boo xam ne mën nañ koo wax ne manque de prévisibilité boo xam ne ñi ngànk autorités yi nga xam ne ñoo ngànk doxalinu koom-koomu réew mi am nañ ko c'est-à-dire ñàkk sóoraale naka la ñuy ñage yenn métiers yi ba nga xam ne bu investissement étranger direct étranger ñëwee da koy dooleel waaye du ko rey loolu bokk na ci li nga xam ne moo yombalal Auchan ak teewam fii ci biir réew mi finalement fi may daanelee Babacar wax na ko sànq tudd nga ceeb bi lu tax ñëpp ñeme ko UNACOIS jël responsabilité bi dem waxtaan ceeg président Macky Sall gannaaw bu mu ko woowee na ko wutal ma solution ci ceeb bi parce que am na ñetti at ci gannaaw mu defoon benn tournée économique ci vallée bi fu mu taxaw ci baykat mbaa kuy transformé nga ne ko ay la yéwén mën nañoo bay mën nañoo transformé waaye li ñuy bay mënuñu ko jaay ca la jokkoog UNACOIS ñu signé accord jënd toute la production boobaak léegi li ñuy wax mévente de riz amul ci réew mi amatul benn ceebu local boo xam ne dana lamb ci réew mi daanaka rentabilité wu ceeb ba tax Auchan mën koo ñëw ci réew mi def ci ñun ñoo leen ko UNACOIS moo leen ko wat ñaareel ba mooy barka Demba Ndiaye bi nga xamee ne mbiru boru gerte gi taxaw na parce que gerte gi dañu yaakaaroon ne dinañ ko mën a exporter jaay ko chinois yi ñëwuñu parce que ñoom it la ñu produire dafa bari donc faw ala kulli haal fokk ñu transformer ko naka la UNACOIS doxalee gannaaw bi mu waxtaanee ak ministère du commerce na mu doxalee mooy woo mbooleem importateurs yi nga xam ne ñoo seq mbiru dëwlin ne leen dañu organiser waat importation yi ba modèle bi nga xam ne moom la ñuy def ci ceeb bi ba ceeb fi mu ne nii lambatul mu ngi jar normalement dañ ko def ci dawlin ji ñooñu it nangu ko ñu engagé wu gars yi teg président Idi Thiam jiitu teg chèque gu 2 milliards ci table bi ñu jënd dëwlin bépp dëwlin stocku dëwlin huile d'arachide boo xam ne nekkoon na ci biir usines yi te mënu la jar loolu lañ ca jublu mooy ñi nga xam ne ñooy transformer gerte gi di ko def rakkal ak dëwlin mën a am recette yoo xam ne danañu mën a fay bor yi
gerte gi ñu jënd mën a jëndaat geneen gerte bon li nga xam ne fi mu ne nii mooy tirer filière huile UNACOIS def solution bi kooku ba ñu koy def Auchan ñëwul ba ñuy def ceeb bi Auchan ñëwul ba ñuy organiser régulation oignon bi ak pomme de terre boobu Auchan nekku fi bon waa bitim réew yiy daw di ñëw di investir ci biir réew mi commerçant yi réew mi ñoo leen wan ne économie bi rentable na ba ñu ñëw fi war fi mën a wut alal ñooñu nag bu ñu ñëwee il faut pas ñu bàyyi leen ñu rey commerçant yi. li mooy situation bi léegi lu ci pexe est-ce que yaakaar nga ni Auchan dina fi jóge ak nan nga yaakaar ni xëy na nguur gi war na ko doxalee ba tollale gi ngeen ni sàkku mu am. mais tollale gi moom mënu la ñàkk parce que commerçant yi amuñu loolu réew mi te duñu génn réew mi bàyyi ko Auchan loolu moom xel xalaatu ko donc fokk ñu organiser ko fokk ñu defar ko Auchan moom mënu la bokk ak commerçant yi di def méga distribution di def gros di def demi gros di def détail fa mu jógee moom ci Europe mais réew mi Sénégal kañ la am grande surface yàgg na depuis Filfili même avant Printania dans les années 56 Sonadis dans les années 80 boobaak léegi Score a ngi fii ñeneen a ngi fii bëgguma def publicité ñaata grande surface ñoo nekk ci biir réew mi te kenn mësula dégg benn commerçant yëkkati ci benn kàddu dafa dëppoog nag mooy problème bi de fond bi mooy li ñuy xamal Auchan ci activité wu grande surface yemu ci bu ñëwoon ci biir réew mi yem ci activité wu grande surface mooy def magasin yu mag yoo xam ne ëpp na 1000 mètres carrés wala 2000 mètres carrés su fekkee hypermarché nga bëgg a def defal say rayon di jaay mën ngaa jaay détail waaye doo def microdose détail bi mooy lu waay di jënd par paquet la koy jënde bu fekkee ne dawlin la dafay jënd bouteille ba litre ba su fekkee ne suukar la dafay jënd paquet bi bu fekkee ne leneen la lu mu ci mën a doon par paquet la ciy jënd waaye ñëw di ko fajat di ko dagg comme ni ñu koy defee ci biir marché yi loolu nga xam ne liñ ci jublu mooy. nañ ci waas jën lañ jëm. Exactement. liñ ci jublu mooy. reproduire di ko wal pour boulet. voilà reproduire exactement modèle bi nga xam ne moom la commerçant yi liggéeyee li sax dafa ñaaw parce que boo koy seet dafa mel ni plagiat dafa mel ni dañu décider coûte que coûte ne commerçant yi daal nañ leen fi jëlee. moo tax ñu reproduire modèle u marché bi ñëw def ko ci lu mel ni ci ay salle xam nga consommateur bi moom dafay lu bees ci moom yoonam nekku ci li mu gis rek mooy lu mu daan jëndee 100 francs bu ñëwee Auchan dana ko am 75 80 waaye bu koy xool ba ca biir liñ ne dañ ko wàññil ba jox ko bu xoolee poids ba la muy peese dëppoowul ak njëg gañ ko jaayee. loolu secret la boo xam ne muy ci biir ñaareel ba. léegi baal ma foofu ma daane parce que ñaareel ba foofu tamit. Auchan mu ngi jalgati yoon parce que Sénégal li fi am mooy régime de prix maanaam njëg yi nga xam ne moom la ñuy jaayee surtout yenn produits yi ngay wax denrées de première nécessité muy produit alimentaire njëg yooyu yëpp dañ leen encadré. kenn waru ko yokk kenn waru ko wàññi. mukk dafa am. maanaam wàññi aay na. wàññi aayul. wàññi da nga jàpp ne aayul waaye dafay rey activité wàññi bu ëpp dafay ndóolal ñay liggéey comprendre nga te ku sa capital jeex dootoo liggéey. lii mooy problème bi. li mu bëggoon xam ndax bu ñu la dégloo bu baax moo di yenn saay dañ leen di utiliser bu fekkee ne mbir mi jafe na ngeen jàppale nguur geeg yenn yëpp dox bu ñu demee nag ba yéen ngeen soxla duñ leen jox li nga xam ne moom la ñuy jox waa biti réew tey ci médias yi rek lañ leen di gën di dégg noonu leen fas yéene def ba lii am saafara. am na ci loo xam ne mën naa ko feeñal. te président Idi Thiam baal ma ci waaye dinaa ko leeral parce que li ci ëpp mooy bu fekkee da nga nekk ci combat ci xëccoo te mu jaral la lépp nag ndax sa sutura daf ci aju sa dignité aju ci sa capacité bi nga war a mën a jaamoo yàlla remplir ses responsabilités vis-à-vis de ta famille aju ci loolu bu amee lépp la lay jaral. fi mu ne nii problème bi moom jaral na commerçant yi lépp jaral na. da ngeen di grève. jaral na UNACOIS yëpp déet am nañu plan d'action boo xam ne. fa ñuy tàmbalee mooy def tournée économique. parce que gis ngeen marché yëpp jóg na marché Ndakaaru yëpp jóg nañu taxaw. donc danañu dem jóge Ndakaaru. waaw yéen a nekk ci ginnaaw ñu ci mel ni waa marché Gueule Tapée di leen nekk seen ginnaaw di leen jay pour ñu yëngal. déedéet parce que maire ba nekk Gueule Tapée moom opérateur économique la membre la ci bureau UNACOIS. loolu réeroo la bu amoon seen diggante waaye Thiès Mbour Kaolack Diourbel ci première étape incha allah week-end prochain danañ ko def. mën na dem ba ci grève. exclure ñu dara lu ne mën naa am. jërëjëf Ousmane Sy Ndiaye directeur exécutif UNACOIS jërëjëf Georges Diop Papa Koñ. ay boy. grand. noo cox li bari na. ah. mooy way gars yi way gaynde yi lion yi. waaw.